le tour de la capitale xool un peu naka la ko nit ñi di dundee muy constat boo def corombaar. voilà Alaaji Baye ni nga ko waxee noonu la xam nga ni ginnaaw 3 mois ñu nekk ci état d'urgence ak couvre-feu ak yu ni mel activités yi dafa nekkoon au ralenti avant-hier président Macky Sall wax ni loolu lépp dañ koy daal di yëkkati mu waroon effectif à partir d'hier à 23h donc activités yi reprendre nit yi nekk entre bëgg am lu ñu dundee lu ñu suturloo ak bëgg bàyyi xel itamit seen wér-gu-yaram maintenant du ñàkk nga gis ñoo xamante ne amuñu sax conscience ci li nga xamante ne moom la ñu digle naam levé nañu mesure yi nga xamante ne moom la ñu jëloon yëpp mais terewul ñu sàkku ci nit ñi ñu sàmmonte ak lépp liy tax feebar bi mën a deltu ginnaaw du ñëpp nag ñoom ñoo ko mën a jëfe constat wu Mohamed Samb ca marché Sandaga la ñuy xool. gannaaw bi njiitu réew mi jëlee ab dogal ngir dakkal état d'urgence bi ñu bëri ci sénégalais yi ñoom nag jamono ji delluwaat nañ ci seeni activité xar kanam gi ñu nemmeeku ci mbedd yu ndakaaru yu bari nekk na lu koy firndeel waaye nag ba tey terewul ni rek jàngoro jaa ngi fi ba tey. am na ñoo xam ne ñu ngi may bëgg a jox loxo nii comme que couvre-feu jeex na nii mais c'est diamétralement opposé ñaari affaires yooyu bokkuñu. mooy couvre-feu jeex na ak yooyu ak santé bi nit ñi war a toppatoo seen bopp dañu war a toppatoo suñu santé à tout moment quoi suñu arrêté suñu économie nag ça sera encore plus dramatique. pourquoi parce que dinañu am feebar ba pare gën a loof. kii nag Maxtaar lay wuyoo moom nag noppi na ngir dund ak doomu jàngoro ji nga xamante ni moo di coronavirus waaye nag ngir moom njiitu réew mi ci wàllu boppam warul woon jël bi le dogal maanaam dakkal état d'urgence bi. ñun xamuñu fu ñuy teg suñu tànk ñun daal léegi nañ boole suñu bopp nañ bàyyi suñu bopp yàlla rek te xam ne lii moom yàlla rek moo fi mën a jëlee parce que njiitu réew bu jël décision population yi wax tuuti rek nga bàyyi man moom wax dëgg yàlla dama naan man ñun xamuñu fu ñuy teg suñu tànk quoi. ku nekk kay fi mu toll nii yaay xam ne tojoo sa bopp jinax di moytu di jël say matuwaay waaw xam nga nee nañ léegi ñun nan dund ak virus bi ñun dégg nañ ko li mu wax dégg nañ ko bu baax dinañ dund ak virus bi. ak doxalin bu yees bi nga xamante ni si nguur gi jël na ko loolee nag warul mun a tax askan bi si wàllu boppam ñu bari si ñoom war a bàyyi seen loxo ñeel xeex bi jëlee fi jàngoroy coronavirus gi ngir ndaw bi ne nag ku nekk ci ñun war na jël matuwaayu boppam. am na ñu ko respecté nag am na ñu respecté ñu takk masque yi boo demee seet comme ça Dakar fii boo ñëw Dakar gars yi ñu ngi respecté masque yi mais boo demee banlieue respecté wuñ masque yi xam nga vraiment noonu la demee man gis naa ne daal c'est une bonne chose quoi mu bàyyi nit ñi libéré wu. waaw Sénégal yëpp la. respecté tuñu affaire bi quoi en plus am na ñoo xam ne gëmuñu feebar bi am na dañuy dégg nit ñi rek ne ñu bari même fii ñu nekk nii am na ñoo xam ne gëmuñu ko parce que dañ naan dafa politique c'est politique quoi mais man en personne gëm naa ne affaire bi am na quoi. ñu bari ci askan bi seen gis-gis ñeel li nga xamante ni moo di état d'urgence bi ak li ñu ko dakkal loolee nag nekk na loo xamante ni si lu wuute la waaye nag ngir njiitu réew mi li gën a am solo moo di ku nekk si ñun rek na gën a aar boppam te sàmm boppam ngir Sénégal gi yëpp mun a mucc ci mbas mi. voilà donc muy seetlu goo xamee ni def nañu ko ci dëkk bi jëm ci ginnaaw bi ñu teggee yenn ci ay mesures yu ñu tegoon ngir éviter lawuk Covid 19 bi donc ñu bëri def nañu li tubaab tuddee relâchement mais bu kenn bàyyeeku nu gën a góorgóorlu rek comme ñoom ñiy liggéey kër docteur nee ñu bu ñu gënee respecté gën a farlu ci mesures barrières yi du ñu dal du ñu ko wàllee wala du law donc nu ñu ko respecté rek moo fi sës. pexe amul. pexe amul de Alaaji Baye loolu rek moo fi sës mooy respecté. mesures barrières yi bañ a fexe ba relâchement bi bañ ñu ëpp doole gërëm bu baax Mohamed Samb ci constat boobu la mu def et noonu la demee en fait aujourd'hui xëj na li regrettable rek Baye mooy que sans le vouloir ku nekk ci ñun da ngay relâché wu donc loolu il faut quand même ñu bàyyi ci xel et que bàyyi xel ni que lever lépp lu nga xamante ne ay mesures la woon jëm ci restriction yeeg yooyu noonu ne veut pas dire que feebar bi jóge na fi loin de là c'est-à-dire instant bi ku nekk sa responsabilité individuelle ngay fexe ba wàccoo ak moom tey aujourd'hui man su ma jéemee respecter geste barrières yi respecter cet gi yow nga def ko Mamadou def ko keneen def ko yàlla mën nañu dimbali maintenant du yomb nag ci ñëpp parce que déjà du ñëpp ba tey même à ce stade bi nga xam ne fa la pandémie bi toll taxul ñëpp gëm existence su feebar bi gëm bi oui c'est vrai am na ñu bëri ñoo xamante ni gëmuñu ko man gis naa ay nit yoo xamante ni kenn gënu leen respecter mesure ñoo ma ko gën a respecter man dañuy raxasu à tout moment dañuy sotti
ci gel bi tout le temps ku leen jege sax ñu dàq la wala ñàkkal la kersa mais bi virus bi ñëwee ci ñoom la dem. oui dafay. c'est incroyable ah. loolu moo tax j'ai vu plein de gens yoo xamante ni ils ont été testés positifs au Covid-19 mais ñoom ñoo gënoon respecter mesures barrières. moo tax may wax toujours ni. affaire bi dafa bëri ay zone d'ombre. si bëri na zone d'ombre moom parce que tey ku nekk ci yenn saa yi ñu ne complot la yenn saa yi ñu ne président yi ñoo ko tey yenn saa yi ñu ne ak waa Chine ko def exprès doo sax comprendre affaire bi. moo tax nag daw ba raw maintenant après mën xëj na sax daw bi parce que ku nekk ci ñun xëj na xam nga koo xamante ne daw na ba sonn te terewul bi mu ñëwee moom la am. loolu mooy njëriñu encore une fois responsabilité individuelle bi parce que yow boo aaree sa bopp rek di nga aar xëj na sa beneen morom ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo di sa entourage aujourd'hui activités yi reprendre na parce que Pape Cheikh qu'on le veuille ou pas ñun tey ni ñu par exemple avant-hier quand le président Macky Sall a dit que lu jëm ci wàllu économie par exemple taux de croissance bi jóge na 6,8 ñëw ba 1,1 moo lay wan ni que ñun aujourd'hui secteur informel bi dafa am taxawaay bu am solo quand même ci ni réew mi di doxee donc ñooñu ñëpp tey biñ leen tënkee wane na ko donc ñoom secteur informel boobu noonu loolu mooy wane place bi nga xamante ne moom la ñu am ci société bi maintenant boo waxee secteur informel bi da ngay wax secteur bu nga xamante ne bu xaw a doy waar la donc ñoom ñooñu ñëpp tey muy secteur informel bi muy bi formel muy ñëpp daal la ñuy woowaat encore une fois ci fexe ba relâchement bi bañ ñu mën parce que dama koy xool rek ci sama bopp aujourd'hui par exemple Mamadou Ndiaye par matin day xulloog man ci naka ngay génnee sa buntu kër ba ci tali bi te takkoo masque c'est pour dire un peu que yenn saa yi doo ko sax tey tu te dis diggante sama kër ak boutique bi rek laay dem mais même ci diggante boobu tu peux chipper le virus malheureusement donc day baax ku nekk ci ñun ñu bàyyiwaat ci xel encore une fois les activités reprennent mais ça ne veut pas dire que la maladie n'est plus à l'ordre du jour tey la fi gën a nekk tey la cas yi gën a bëri tey la décès yi gën a bëri donc tey la ñu gën a soxla ñu respecter lépp lu jëm ci gestes barrières yi. voilà très intéressant en tout cas nañu gën a góorgóorlu rek nañu góorgóorlu ñun xamuñu sax comme doo xam nag dina màtteem du màtte bu ci dugal sa loxo xamuñu wax dëgg yàlla xamuñu ñoom ñiy liggéey kër docteur chaque jour ay borom xam-xam la ñu c'est vrai les professeurs Seydi professeur Xemes xawma ñoom ñëpp ñu ngi wax mais en réalité ñu ngi gëstu daal mais amaguñu ay précision ci lu koy faj lu ko mën a tax nit éviter ko ñu tuddee ko prévention ñoom sax leeru leen fii ba France rawul fii ba États-Unis médecin wu Trump yi moom ma nga manqué ma ngay wax yu ko neex virus la boo xamante ni dugg na ci àddina bi mais dofloo na ñenn ñi yaa ngi dégg li may expliquer yàlla na yàlla sàmm ñu te nañu may suñu jàmm te ibbi yoon yi ndax ibbi te tëjal nañu ko Sénégal ibbil koy dëkk yoo xamante ni feebar ba seen dëkk yooyu la gënee wulee ñaay li ci réew mi yëpp kenn mënu koo wax man xam naa su ma nekkoon diplomate bu bëri histoire lay doon su ma nekkoon diplomate bu ŋàppaaral lay doon ndax bu ma dëkk tëjalee rek naa ko tëjal bu ma dëkk demandé visa naa demandé du visa pour ay kii man damay defante mais bon comme c'est pas de la diplomatie je serais peut-être pas un diplomate mais bon sañ na ma commenter wax yu ma neex rek ci émission bi mais bu leen bàyyeeku comme disait Adja Tawa Mbaye journaliste fii ci télévision Futur Média bàyyeeku bi bu ko kenn def